ëpp tuuru parce que nit koy fen bay fenal boppam maa ngi koy doog a gis ba àddina sosoo ba léegi gis doomu aadama buy fen bay fenal boppam. lu tax ma ne leen nit kuy fen bay fenal partager leen live bi na dem ba biir palais Macky Sall tey am nga ndam parce que grâce à un imbécile tey dinaa toog may la li nga bëgg li nga xeex say nit xeex ko ay at mënuñu koo am ma taxaw ci réseaux sociaux yi nekk soldat wu Sénégal tey loolu mooy jeex tey parce que tey laay wax Sénégalais kan mooy l'escroc qui se fait passer pour un patriote rapatrié du Sénégal waxoon naa leen am na lu ma ci junjoon neewoon naa ko saa yoo génnee par responsabilité par devoir et par responsabilité dinaa ñëw d'accord ma wax maa mën naa la jaay mais dama honnête moo tax nga am sax pour jege ma bëgg Sénégal moo tax nga jaar ci li ma bëgg Sénégal nit ki lu mu bëgg lañ koy naxee waaye tey nga xam ne lépp dëgg la bu fekkee ne nag Sénégal yi dafa am ñoo xam ne dañoo bëgg a continuer di dof continuer leen di dof di ànd ak un escroc continuer leen di dof di ànd ak koo xam ni moom ci boppam moo ne mënul nekk imam ndax dafa ëmbalaate moom ci boppam donc moom disqualifié na boppam côté religion côté social il est la personnification de l'échec doomu aadama booy échoué ci àdduna booy wut symbole échec da ngay dem jàpp Mangouste Diouf dafa échoué ba nuroo mangus mooy jaan rab boobu nga xam ne jaan lay lekk nee naa leen tey Macky Sall am na ndam parce que la ma musul woon a nangu malgré les adversités qu'il y a dans le milieu ce milieu dégueulasse appelé activisme man dama mus a continuer de sauvegarder l'essentiel. Aujourd'hui je ne sauvegarde pas l'essentiel parce que je vais aller directement au but parce que c'est un devoir parce que induire des millions de Sénégalais en erreur jël ay millions de Sénégalais yoo xam ne man la ñu gis sama liggéey posté naa ci sama mur des choses qui peuvent vous donner des indications. J'ai commencé l'activisme en 2011 man du question kayit dugaluma ci jëkkër wutum far dugaluma ci comme beaucoup man samay groupe ay lu mat 5 mariages célébré nañ ko tant mieux te mun naa waxtu yi mais loolu ba tey ci ay tuyaaba yu may yàlla def jox la waaye nag kii nga xam ne day exploiter les femmes esselées ñi nga xam ne dañoo nekk diaspora kenn la muy Assane Diouf mii Mangouste mooy gis xale bu jigéen bu nekk ci ay sëyam am ay tolof mu wëlbati la ba jël la tëddee la nga koy yónnee xaalis loo am jox ko moomu kese la waaye sa gàllaaj moo toj xam nga ni man doomu séeréer laa xam nga yow sax mun nañu sax di am doute ndax séeréer nga ndax sa jikko ju bon waaye man pur sang éduqué par des religieuses man ay sœur ma yar sama yaay ay sœur ko yar duma sa morom bokkuñu sax samay xarit dañ may merewaat tey waa jubbanti dañ may merewaat tey mais dama bëgg ngeen xam ni que man sama responsabilité la parce que maa jël benn doomee raam bu tekkiwul teelu xolal dara ma dàq la saaga foofu parce que fa nga xam nga Géejawaay dama fa doon vacances yi yaa ngi dégg foofu dama fa doon ñëw vacances boo fekk amul douche zone boobu dama fa doon dem vacances xam naa li may wax ay nu man côté yooyu dama am nijaay boo xam ne Mendy la sant ñoom seen famille foofu la nekk ma doon fa vacances mais yow duma la topp mais dinaa la démonter tey ba sénégalais yi xam ni lépp dëgg la tey ngay xam ni lépp dëgg la dama préparé comme ni may préparé leçon tey amul benn fen bu may bàyyi parce que c'est une responsabilité que j'ai prise de te présenter au monde c'est ma responsabilité moo wax sénégalais yi les dessous des tables les dessous des cartes les dessous de l'escroquerie bi nga xam ni yow en direct nga ma dugal ci sa escroquerie sénégalais yi toog di ma xool ñu bëri jéppi ma ñama amoon man su ma duggoon live nii jamono yama la xamagul heure bi nii sa ay 600 vues ñooy nekk sama écran 600 vues sans compter lu mat 1500 personnes ou 3000 personnes yoo xam ne man maa leen bloqué parce que bëgguma toog di xuloog sénégalais boo ñëwee saaga si sama live wala li may def dama lay bloqué parce que bëgguma toog maag yow ñuy wax ñuy yegg ci yabante bëgguma toog di perdre sama temps di lay expliquer loo mënul dugg sa bopp donc je te dis que mon potentiel man moo tax sénégalais yi xam la te loolu amul kuy nekk ci milieu di wax te xamul c'est la dernière fois ma wax ak yow parce que yow xoolal tu es là une pourriture tu es une moisissure tu es un débris de ce que le Sénégal a le mieux tu représentes c'est-à-dire la moisissure boo xam ne daf ci tafu rek ñu war ko pomper pour nettoyer ko ok
tu es une moisissure qui ne mérite même pas qu'on parle d'elle parce que gis nga dañ ma ne yow looy wax ci dof bi ba ma la posté ci saa si Gana Collé bi mu ngi nii activiste la man ba ma lay xam les journaux africains dañuy reprendre li may bind man Françoise Hélène Gaye je suis connue en Côte d'Ivoire au Togo au Bénin activiste yu mag yi laa doon waxanteel ñuy organiser ay ñoom Clarisse Kamwa ak ñeneen ñuy organiser ni ñuy defee suñu lutte sur le plan panafricain yow xamoo loolu lu mu tudd on a un réseau qui s'appelle réseau Panacom réseau des communicateurs activistes panafricains xamoo loolu sax parce que duñ la fa boolee parce que doo tekki woo dara tekki woo mosoo tekki dara te doo mës a tekki dara je te le jure parce que man François su ma demee ba gis doomu aadama ñëw bloqué ko yow mais lan la man maa am sama droit ne dootuma wax ak yow parce que tu es ba ma gisee l'ampleur de l'escroquerie j'ai décidé de te couper partout foo génnee ton visage noir et vilain rempli de haine ma bloqué la maa la bloqué naa say xawma ñaata numéro WhatsApp bloqué xawma say ñaata compte Facebook foo génn bind One Love ma bloqué ko xëy na sax bloqué naa ay ñoo xam ne du yow mais fu ma gis One Love bloqué sa ndey maa ko def maa tey gënoo maa réew te maa la ëpp xam-xam ëpp la alal ëpp la li ma defal Sénégal ëpp la li ma defal doomu aadama donc yow maag yow xolal ba l'an 2090 dama lay duma parce que man ci yàlla lépp lu may def ci yàlla laa koy teg yow nee nga yaay defal Sénégal te may lancer un appel solennel à 2 personnes kii du ni kenn ki dama ko sax respecté mu mel ni ku ma bokkal deret ma bëgg ko muy Barthélémy Diaz. Barthélémy, tu as fait ton parcours seul, tu t'es défendu avec dignité. Ne te mêle pas à la racaille abrutie. Tu as vu ce que j'ai subi. Malgré le fait que j'ai sué sang et eau à cause de cet énergumène, un imbécile, un vaurien de première catégorie. Un vaurien de première catégorie que j'ai sorti de l'abîme parce que ce gars, il devait être déporté. Il a reçu l'ordre de sortir du territoire américain. Il m'a ciblé et je veux dama ko dem débloquer ngir yàlla ku may dugalal leen ma léegi nii ci sama inbox lié wu profilu Assane Diouf ma won leen message yi je vous montre les messages parce que maa ngi koy rechercher xëy na daf ma bloqué ma dem ko débloqué xëy na daf ma bloqué derrière parce que je l'ai bloqué partout mais je l'ai débloqué juste pour cette émission bi moo tax ma débloqué ko man maa ko débloqué pour ma mën leen woon ay duulam moo ma dab si moo ñëw sama inbox di ma neexal liggéeyu François sama doom may ma rek tey je veux clarifier pour de bon le mensonge l'arnaque dans lequel arnaque bi taxoon sa yow nga bàyyi ma mani la ay di waat ay sëñ Fallou te du duul ay di waat ay sëñ Touba te nga koy ngay saaga ay doomu sëtu sëñ Touba man loolu rek doy na firnde dama préparé sama texte de bi balaa texte bi ñëw damay wax ak yow nii ngay waxee ak sénégalais yi parce que sénégalaise la gën la réew téeméeri yoon te nag gën la ëpp ay raison pour ma réew parce que fa ma war a jànge dama fa jàng am samay lijaas ma xeeb lijaas yooyu dem bitim réew wuti yeneen lijaas ma war a mën a am lu ne ci àddina ma teg loolu ne sama askan laay xeexal yow loo am Sénégal man mii jigéen ba may génn Sénégal fekk na sama yaay ne ma bul defati sama kër defalal sa bopp dama laaj samay rakk damaa liggéeyal ay mbindaan yu doon liggéey sama kër ma wutal leen liggéey ay mbindaan yu doon fóot ak liggéey sama kër dama leen wutal liggéey pour que ñu mën a tekki pour que su ma génnee sama ginnaaw bandak yaa ngi dégg xaaruma ba dem États-Unis wala bitim réew di door a teral sama yaay dem leen nga laajte dama fa ma dëkk nga laajte dañu ne kooku ak a bëgg yaayam ak a bëgg ay mbokkam ak a mën a defar xoolal fu mu jëlee yaayam xoolal yow man doo sama xoolal waruma sax wax ak yow gis nga fi mu ne nii tey defati naa beneen catastrophe parce que samay xarit yëpp tey jii dañ may mereeti su ma paree kar déconné nga mere nañ la yow kii dafa di nit kii nga xam ne dafa dof kii nga xam ne valankaane la kii nga xam ne drogué la te pourtant yooyu dañ ma ko doon wax depuis le premier jour ma mere ñëpp waaye gàllaaj bee toj
la pataake bi moo toj xanaa sëñ bi dafa dee mais woon nga xam ne su ma jéggee ndox wàcc Sénégal li nga liggéey ci man yëpp toj ndax doomu séeréer laa man pur te ñu jur ma fañ ma war a juree sama yaay muñ lépp nangu ñàkk lépp ndax ay doomam moo tax doo gis ku mel ni yow ci suñu waa kër ay góor a fa nekk te doo dégg kenn ñëw di fayantu ci réseaux sociaux yi ndax ay saaga yu ñuy saaga seen yaay parce que xam nañu kan mooy seen yaay waaye yow kay la sa yaay war a xaru xam naa ni noo warul xaru sax ndax yàlla moo ko nattoo maa xam lan moo tax dew ma jàkkaarloog sa yaay I feel so bad for her maa ñëw ba géeje waaye yónnee xaalis pour ñu joxal ma ko sa yaay mais aw ma sama xol dëgërul pour ma jàkkaarloog sa yaay ndax réaliser l'ampleur de la merde que tu es l'ampleur de la forfaiture que tu es man lu ne daj naa ko Eric yeah. Can you please put the AC on AC it's hot I'm better than that but dama war je vous le dois ceci je le dois aux Sénégalais Modou Diouf maa ngi lay jéggalu di tuub yéen ñëpp maa ngi leen di baalu mais je vous dois ça je vous dois de clarifier l'escroquerie que représente Assane Diouf même si je dois y laisser mes plumes et c'est ce qui est en train de se passer dama bëgg ngeen comprendre ni que tey jii maa toog comme ni may servir Sénégal laa décidé toog tey wax sénégalais yi te la dernière fois ma wax ko parce que je vous le dois je me suis battu contre un régime des Sénégalais comme nous je n'ai aucune haine once de haine dans mon cœur mais dama am responsabilité leeral lépp kenn bañ a ci juum ndax man parce que képp ku ko xam tey en tout cas ci ñi ko xam ci réseaux sociaux yi man maa tax ñu ànd ak moom di ko xeexal di ko jàppale sama xolal yow boo tekki woon dara man 5 ans laa def États-Unis ma duggul maa ngi ak sama green card maa ngi kër gu ma mun a jaay wala kër goo xam ni bu ma fi toogee ba retraité jaay ko dem jëndi ay kër Sénégal waxuma la appartement de maa ngi 4x4 sa xarit bu bees bi gis na ko ba ma demee ci dîner bi mu ñu invité woon waxtu bu ma soxlaa plein lay déplacé woo du ma woyaan doomu aadama musuma woyaan doomu aadama te jigéen laa ba may génn Sénégal fekk am naa oto bu ma jëndee sama bopp sàccu ma dajjiw ma waxande kenn dajjiw ma waxande sama yaaxadi dajjiw ma waxande sàccu ma ay oowu ndaw soosu la hébergé New York tamuma sama xarit dëmm comme ni nga ko waxee ndax yow yaa avoué say sàcc yow dangaa sàcc ba dem New Orleans tu as commis un crime boo xam ne c'est un crime contre l'humanité mais loolu yëpp sa kiñaan sa mbon sa malédiction bi la topp ba tax ba yow bu lay nit di defal lu baax sax musiba moo koy topp yow ba ma la xamee ba léegi ci musiba ci ay tolof laa nekk ba ma la xamee ba léegi ci ay tolof te man damaa demoon ba foog damaa war a teel a dee parce que damaa amoon wërsëg ba ñëpp xam ne damaa am wërsëg ba ma ànd ak yow ba léegi la sama lépp kale lu may am dama ciy sonn maintenant li tax ma toog damay wax li nga xam ne mooy sama wàll li nga xam ne mooy wàllu Sénégal mooy won leen la merde que tu es et que tu es en train de perpétuer chez les jeunes à travers des pages Facebook que tu as créées pour m'insulter du matin au soir 2 ou 3 pages Facebook, je ne vais pas vous faire de la publicité. Sinon, je vais demander aux Sénégalais d'aller signaler ces pages à Facebook parce que c'est le rendez-vous des drogués qui sont en rade dans le Sénégal. Nga am benn doomeram bu mag nag nga am doomeram bu mag boo xam ne mooy jël say xale yooyu parce que yow amoo xaalis booy fayee doomeram yi nekk sa wet di fay ay xale ñu may saaga ñuy démontrer la bêtise qui est la vôtre parce que man in fine li may def tey neexuma mais dama lay wax ni que ñetta gannaaw la ngay wëlbatu ko di ma saaga man ba tey say noon yi lay yóbbu Sénégal la ndax dangaa bett ci yow la ñu mën a jaar man maa ngi fi depuis mënaluñu ma dara parce que lépp fii la mais t'as rien dans la tête tu es vide c'est-à-dire que yow sa bopp yàlla daf la defal karaw juste pour que naaj bi bu ñëwee naaj bi li sama maam naan pas la fen sama maam séeréer dafa doon ne yow yàlla dafa la sàkkal karaw pour que naaj bi bañ la sonal mais dedans y a rien yow benn par benn jox may ma tuuti rek
may ma tuuti ba ma pare après yow nga tëj ma dugal la te wax ni yow Assane Diouf mi taxaw mangouste ngay nirool parce que yow dangaa alku xaw ma kan nga tooñ yàgg nga tooñ doomu aadama yàgg nga def toroxal doomu aadama te dangaa nekk baadoola doomeeram bu baadoola boo xam ni ka la gën a defal kooku ngay gën a toroxal ka la gën a defal kooku ngay gën a toroxal man mii j'en suis la personnification parce que danga ma piégé man danga ma fekk effectivement ma am ay problème ak des gens qui sont dans les réseaux sociaux mais mag ñoom mosuñu yegg ci extrême yi te ñu ngi may limal yaa tax dama lay compter léegi nii te jox la l'exemple de non je m'en fous de la classe Marième Fall si tu n'es pas à l'aise je te bloque si tu écris encore où est la classe machin ma classe j'ai pas besoin de la démontrer elle transpire de moi boo fi nekkee di def seen leçon à la con la man li may wax nii tey jagut a yàq benn seconde mais dafa am sénégalais yoo xam ne seen i bopp dañoo woyof boo waxul ak ñoom dañuy bàyyi continuer ñu leen di nax moom moo ne sénégalais yeewu leen lii live fu wax sénégalais yi yeewu leen d'accord loolu am na mais demal xoolal posté naa sama mur Jibi Ndiaye demal sama mur nga vérifier di nga xam ni que man ba may am 50 000 vues man dama doon live ba pare am 40 000 vues une semaine après mu dem 50 60 000 ba ma ko dugalee sama àddina la sama lépp yàqu même ba ci samay nit dañu maa bàyyi ndax moom parce que dañu maa wax ma bañ a dégg yaa ngi dégg wax ñu ma bañ a dégg ñëpp ba ma di ma seetaan ak moom te dañ ma ne woon ni bés a ngi ñëw yow kii dina la tëggal raas kii nii daf la saaga woon ba pare te dina la saaga waat te noonu la amee ndax baadoo la ku saaga ndeyam nag man boo njëkkee saaga sa ndey boo ñëwee saaga ma dafa mel ni tum ay woy nga ma jox ay woy ay kiiriyee ay xawma woyu église wala ay xasayit iñaan kese dama nekk ak moom 24 heures matul 24 heures de yow nee nga yow tu fais partie de l'excellence ba may ñëw sa kër sama oto laa ñëwee sama chauffeur laa ñëwee sama garde corps laa àndal yow ba ma fay jógee kan moo dugg ci oto moromam kan moo lang ci oto moromam kan moo topp kan moo jëndal moromam reer kan moo nekk ci oto bi di ma woyaan di ma summil yow sama yëre rek nga ma ñaanul tu m'as tellement dégoûté que j'ai même plus voulu m'asseoir avec ta famille tellement j'ai dit no way kii mënuma def ak moom dara xaaral ma jël sama plan bi ma ñëw ci benn point par benn point Assane Diouf tey nga xam ni jàngalekat nga ko sekkal te saa yoo génnee waxoon naa la ko keroog saa yoo génnee ba ci sa caga yooyu dama yow seen dossier Codou Diagne bu ma déggatee sama tout prochain live yaa ko moom sax dama ne woon ren Diop mais yow laay waxal Codou Diagne parce que xam nga ni yow sa lépp laa yow te nag moo wax la yow divorcé woo de Allemagne sëyu Allemagne 1 an divorcé wu ko Allemagne sëyu 1 an divorcé wul sëyu Allemagne dañ lay dawloo lu mat 1 an ba pare doo nga jël sa dossier ndax dama sëyoon ak allemand kon yaa ngi sëy ba tey jii la nga jël noonu appartement nekk ak Assane Diouf dangay njaaloo nangu ko te bañ a fatt nit ñi ak te ñoo nobante may dee nga naan man ngay postel bu ma la génn la téye te yow xam nga social ngay dundee xam nga état allemand moo lay fay xam nga ni amoo droit sax dem Sénégal bay jënd bay loué kër loolu su ma jëlee loolu woo léegi yu ngeen amt yow dégg nga bu baax li may wax de xam nga dafoo yow Codou Diagne yu gën amt laa lay woowal kese joxe say filiation xam nga ñoom dañoo tiit xaalis allemand duñ caaxaane xaalis joxe say filiation Codou Diagne wax ni yow yaa ngi social yaa ngi dem ànd ak benn góor jël loué yow yaa koy toppatoo yónnee nga benn xale bu góor bu nekk Maroc $1000 yónnee nga wax li nga def yëpp yow dootoo gisati say doom te yow xam nga ne maa la rëccal ba sa doom yi nanguwuñu leen yow loolu xam nga ko sa jëkkër dóor na la ba pare si c'était pas moi ma jël sama temps di bëgg nelaw nga may obligé may toog di jàkkaarloog yow di la conseiller di la wax piège yi la sa jëkkër doon tegal ma lay ci dimbale ba nga génn ci lii nga may fayee tey yaa ñàkk tekki dara waaye maa ngi yow sa bos spécial laa lay defal te nee naa la man dama am indéterminé fu ma neex laay dem Europe fu ma neex Cheikh Diop c'est une question d'honneur c'est une question d'honneur je lave mon honneur et j'ouvre les yeux aux Sénégalais et c'est un devoir parce que un faux mouride un faux Baye Fall
qui arnaque les Sénégalais en disant barki Sëñ Fallou te lu mu fen rek ne barki Sëñ Fallou murid yi seen bopp ñoo ci war a jóg. man dama ne kii day salteel yoonu murid parce que man li tax ma gis ci yoonu murid ba tax ma ñëw di leen topp di bëgg seen yëf di ko fësal chaque jour lui il en est l'opposé. Il en est l'opposé, il est l'opposé même du Sénégalais en général. Parce que Sénégalais, façon fen à ce rythme-là, dafa ëpp amatul sutura parce que ku toog am fitu toog di ma fenal man sa téléphone yi nee nga say téléphone waayaanal Sénégalais yi ne leen may leen ma téléphone comme d'habitude. parce que ki la doon jox xaalis ki doon tax sa xaalis di ñëw moo ngi nii nee na dootul waxateeg yow looloo la métti ba nga may saagaloo Assane maa ne dootuma la waayaanalal ci kenn parce que gëmatuma la xam naa yaay kan je t'ai découvert. dama la découvrir xam ne doo tekkiwoo dara doo nitu dara Assane Diouf ma ne Assane Diouf mii dama koy bloqué parce que déjà 2 ans yi ma yàq ci yow ñëw fekk la nga nekk nit ku tekkiwul dara gëmoo sa yaay gëmoo say mbokk gëmoo sa deret nga toroxal Ndeye Diouf sama kanam man xamuma nan laay def ma am gàcce goo xam ne xaw ma fan lay dugg sama kanam kër Ndeye Diouf nga ko toroxalee sama kanam loolu ci même instant boobu du xaw ma ndax si suufu chaise bi lay dugg wala déet au nom de quoi. Ndeye Diouf dafa jot message WhatsApp buy wax ci élection yi yow nga ne Ndeye Diouf amul xam-xamu di wax ci waxu réseaux sociaux mais vous voyez kii ne mooy defal Sénégal gis nga ni mu xewee sërëm bi sax xem na ko parce que moom mus na def live Sénégalais yi di ko dégg sërëm amul droit wax ni jot na message WhatsApp buy informer Sénégalais yi de ça et de ça mu ne ko doo ko fi waxee ba toroxal ko kooku ça me fait mal au cœur man bëggoo fi ñu toroxal doomu adama sama kanam nga toroxal aussi sa neveu Billy Amar sama kanam nga toog di ko toroxal ci oto bi ba man xale bu góor bi xamatuma nan laa koy def man naan dégg na waay man nga dugg sama oto sama chauffeur dawalal la ma fay ma jëndal la reer nga may toroxal jël sama oto may bëgg a wàcc nga xëccaat sama tànk pour tëj buntu oto bi yow yaay defal Sénégal mënoo defal Sénégal tekkiwoo dara tu n'as aucune conviction amoo valeur amoo benn principe te da nga ci boole iñaan Barthélémy Diaz je t'avertis say nit mën nañu defee ni que Assane mën na nekk gànnaay pour yow mais jamais de la vie et tu vas t'en rendre compte si jamais tu le fréquentes amul ku ko jege te toroxalu la mbala mu sàcc la dalay sàcc ba pare toroxal la am na ñu koy topp tey ñemewuñu tontu parce que xalaat nañu ni que bu ñu ko tontoo mu wàcceel leen lii lim ma wàcceel te bëgguñu kenn xamal leen la ñu def ñoo ngi fii New York ñoo xam ndax la ñu doon defanteeg moom ba tax ñemewuñu wax waaye man mi nga xam ne maag yow mosuñu wax sax wax buy nu waxu jigéen a góor xam nga ni moo tax mani la dama leen ni jëlal téléphone yi état bi jël leen huissier maître El Hadj Diouf maa ngi lay wax nga jël huissier ngeen ànd ngeen ubbi téléphone yi boobu fen tam ngeen démonté ko à la face du Sénégal parce que nee na samay téléphone te xamul ni man du may effacé la ma waxanteeg yow yëpp mu ngi fii samay téléphone man dama am yow ay téléphone yow Apple da nga koy seen man sama kër lépp Apple la lii Apple la mag xoolal lii pro la iPad Pro ok lii MacBook Pro yaa ngi gis MacBook Pro ok MacBook Pro iMac ce qu'il y a de mieux ci Apple iPhone 6s boo xam ne duma ko soxlawuma ko leneen loolu WhatsApp donc yow xoolal nga naan musoo tàllal loxo yow tàllal loxo moo ma dugal ci lii yëpp ndax yaa ma fekk ma toog ak sama njaboot toog ak sama ñu may toogee nii man xam nga lii live yi tax ma sol ko man sinon short laay sol ak t-shirt sol samay tong samay carax di lambal la sama kër di xapp di def sama waa kër ñëpp a kontaan parce que man noonu laa mel laa jël suñu waa kër su ma ñëwee samay rakk frères yeeg yëpp dañuy ñëw ma naan leen acca loo leen bëgg ataaya nuit blanche bu du ma bëgg kenn bouger yow ni tekkiwul dara tey maa lay tontu samay xarit mere ma waaye au moins tey ma ubbi yeneen cerveau sénégalais fu ma jaar ak yow parce que live bi dafa nar a gudd partager leen ko kii nee naa leen dallu Macky Sall caraxu Macky Sall yu ñu daba daax ak fil de fer moo gën Mangouste Diouf walay la azim te xeex naa Macky Sall des années et ce que je dis là ne fait pas maa ngi ko teg ci dëgg dallu Macky Sall yi ñu daba daax ak fil de fer ñoo gën Assane Diouf au plus haut de sa performance mu naan excellence
yow da nga xanaa yow man léegi wan nga Sénégalais que tu es un ignorant donc tu sais pas ce que c'est l'excellence ma génne sama plan yow excellence mais tu as échoué en tout t'as échoué côté religion parce que nee nga doo nekk imam doo mës a nekk imam ndax dangaa ëmbal yaa ko fi wax ñëpp di la dégg nga ni excellence yow jàng nga maçonnerie yoo ci kenn gisul kër goo xam ni Assane Diouf maître d'œuvre ñu jox ko contrat mu liggéey ko ñu fay ko ci xaalis donc tu as raté ta carrière en tant que maçon tu l'as échoué. 2 yow yaay l'homme 12 métiers de toute façon ta carrière en tant que couturier tu l'as raté surfile sax mënoo ko wax yow surfile woo fenn tojoo fenn xamuñu la kenn xamu la mënoo sax ñëwal sa bopp t-shirt donc tu as échoué mot excellence xoolal demal nettoyer javeliser ta bouche parce que excellence dafa xëy nga gontu excellence dafay xëy yow nga gontu mbala sax nga yegg si ay minuit fekk excellence fàtte ne mës na am fu mu dem excellence yow en tant que car rapide chauffeur car rapide non chauffeur car rapide yi qui sont excellents après dañuy am auto après ñu am ay ñu leen di liggéeyal après ñu am garage après ñu am ay immeuble t'as rien du tout benn chambre nga am te il a fallu que man mii yàlla ak man parce que man nga escroquer man nga dugg sama live fen sénégalais yi léegi sénégalais yi di la yërëm la le piège a fonctionné ba moment bi nga xam ni man ma ñëw Sénégal xam ni kii c'est un vaurien c'est un arnaqueur c'est un escroc gëmul sax waa këram yéenewul waa këram jàmm léegi nan lay yéenee sénégalais jàmm ma bala j'étais bloqué partout et pendant 3 mois tu as 4 mois t'as rampé da nga rampé wax ko sénégalais yi yalwaan wax leen système bi mu débloqué ma même bu fekkee ni damay wax ak moom ba pare après moom mu bloqué waat ma mais na wax ak moom lu may wax ak yow on est mariés mais on n'a rien à se dire moi je crois au Sénégal je vois que tu m'as utilisé pour régler ton problème de retour au pays je suis pas bête j'ai compris quand je t'ai vu quand je t'ai fréquenté te danga ma topp yow sa mbooloo bu bëri boobu yëpp amul kenn koo xam ne Sénégal sa mbooloo boobu ngay wax mbala ku nekk bitim réew ku la yónnee oto booy dawal da nga fàtte ni yow da nga santoon ma dajaleel ma yalwaanal la ma yalwaanal la pour nga jënd benn genre van boo xam ne da nga koy defee live nga ne yow mosoo ñaan nit yaa ñeme duul yow nga nekk te de waxkat nga dang ma waraat ma sa benn waay bu tudd Cheikh Sidiya Diop nekk Paris ne ma kii dalay waraat 3e wor bi mooy ba ngay santaane pour ñu defaral la association ci kan nga dem ci Ousmane Tounkara mu ne la ñett lijjantilu la ko ñu naan déet na waay non seulement defalu la association bi man fii lay toog lépp fii la may fekk man liy nekk palais ba sax fii la may fekk après lan nga def Ousmane ne la dem boole la gars yi mere la nga replier Ousmane ne la sa gars yi di ko saaga Ousmane ne du la fayal waaye yow lan moo tax sax ngay yaakaar nit ñi di la fayal seen këru sëñ Touba yi doo ko jaay sëñ Touba daf la sant nga ndóol ma ni ba tey jii et puis yow nga ni de yow say compte xanaa duñ ko débloquer jamais your case is closed yow bàyyi fen your case is closed alors demal jël sa xaalis bi nekk ci compte yooyu nga wax ni dañ ko bloqué woon sa compte yooyu ñu bloqué woon damaa bëgg nga dem jëli ko nga dund ci nga def ci say projet comme man ni may defee samay projet xam ni damay jël de ma poche du peu que j'ai mais nga taxaw di woyaan Sénégalais yi taxaw chaque agora nga ni waaw man teykat maa ngi bale fii yónnee leen xaalis ñuy wax nga boole ci sa jabar da nga fàttali li ma waxoon ci sa jabar danga ma ne woon yow ci mbiru xaalis bi bu nga ko ci wax dara yow Malika your husband told me not to tell you anything about the money he could get from YouTube the Dooméram TV the first Dooméram TV I was thinking how to collect the funds that were in that account. I told your husband, should I say to Malika to get the money, to give his bank account? Your husband told me, no way in hell, never. I don't want Malika to know anything about the money I'm getting. I swear to God, sur la tête de mes enfants. J'ai que 2 enfants que j'ai eu tard te ñoom lay dundee duma leen waat ci caaxaan yaa ma ko wax ne ma bu la Malika la xamal dara ci sa mbiru xaalis Malika should not know about your money
And when I see Malika now fighting for you, I really know that made me also realize that you are the biggest asshole I have ever met. Because if this woman is able to fight that way for you, and you are not even willing to share what you're getting through these fundraisings with her, so Assane Diouf, shut up and go work. Tu vaux rien. Et t'as dit, demandez, je dois au peuple sénégalais cette clarification parce qu'à partir d'aujourd'hui, yow yaa tax ba bëggatuma sax nit di woo ma koy jël. Yaa tax ba demande tamit ñemetuma ko jël. Ok? Tellement tu m'as menti. Tu m'as induit en erreur. Tu as utilisé ma plateforme pour induire en erreur des milliers de Sénégalais. Et c'est pour ça que je me sens le devoir, ma toog fii tey wax lii parce que encore une fois je t'avais averti, tu es rentré dans ton live et tu as encore recommencé tes mensonges. Te saa yow fenatee rek ma génn leeral Sénégalais sa duul yi ngay dajale di duul di dajale. su ma ko xamoon booba laa koy wax ba ma demee ci élection yi laa xam li xew ñëw wax ni dootuma wax ak moom su sàng ko sutura ba mu ma attaqué barke démb ba ma demee Bamba Day mu gis ma nekk ci Bamba Day bi xol bi bon man damaa faale xoromu Assane Diouf ku fa xorom yaayam daf may saf xoromam safuma mais dëgg bi léegi duma ko may dara duma ko mayeti dara parce que fen bi moo doy. Excusez-moi ma jéggalu Assane tey nga xam ne lépp dëgg la ak ñëpp ñu ànd ak yow nag nee naa leen man série laa leen di def série première chaque jour Assane man musuma ànd ak ku excellent wul ba ma tombé ci yow excellent yëpp daw ba ma ñëpp ba ma parce que man excellence ci excellence lay dox ci excellence man xaw ma sax nit ku amul xam-xam ba ma daj ci yow amul benn côté boo mën a jox Sénégalais yi leçon amul benn côté boo mën a jàngal Sénégalais yi dara amoo lenn loo mën a indi Sénégal parce que y a des services préposés à nettoyer le Sénégal te nga bàyyi peel yeeg râteau yi bu yàggee nga am usine nga am entrepôt peel ak râteau ak balai. I have been warned but I was so obsessed with saving his ass. J'étais tellement obsédée to save his dirty black ass that he was able to play me. But that is over. That is over. Game over, Lawak. Game over. You need to stop that shit. You are nobody. You are nothing. You are doing nothing for Senegal. You are looking something to eat. You had nothing in your bank account. I'm on 15. You should not come. Ne Senegalese. Then you block my bank account. Ne ma demal wutali ma xaalis. Dirty ass. Nigga. ñuy wax yow yaay wax ay bitch man I am a right bitch boo xam ne dafa liggéey Sénégal liggéeyal Sénégal démb rek la sama élève di ma bind tey ci suba ma koy wax sama waa groupe sama élève na ma madame Gaye kontaan ma jox ko sama numéro ci saa si ma woo ma mais j'ai pas pu le prendre parce que j'étais dans une réunion. I made you not the opposite. I owe you shit. You owe me everything. From when I introduce you yow ma dugal la sama live nga duul Sénégalais fen Sénégalais ba tey jii nga xam ni lan ngay def tey je vais montrer les pages sur Facebook. Tu savais même pas qu'une page existait. Tu savais même pas yow que nit mën na live di am ay 5000 vues. Tu savais même pas yow danga nga xamul woon ok. Et ba tey xamoo dara amoo domaine boo mën a indi Sénégalais yi quoi que ce soit El Hadj Boubacar Sylla maa ngi leen di jéggalu ma bëgg rek ngeen bàyyi ma lii je le dois au peuple sénégalais. Assane Diouf yow lan ngay defaree Sénégal Sonko j'ai parlé à Barthélémy tout de suite parce que c'est un frère que j'estime comme si c'était mon sang et je crois en Barthélémy même si il y a récemment j'avais des problèmes par rapport à sa stratégie de combat et je lui ai dit Franco parce que amuma feneen fu mu ko koy waxee leneen li may wax mooy Sonko je pense que t'as pas besoin non plus de la merde
parce que tu es arrivé à là où tu es en fréquentant une élite. Bu la dara jaral que tu salisses ton combat. Le mec, il a rampé devant la porte de Macky Sall, de l'autre là. Abdoulaye Wade faalewu ko, keneen faalewu ko. Il se dit, bon, je me rabats sur celui qui reste. C'est pour ça qu'il vient vers toi. Il m'a dit, avec lu may wut ci àddina que bëggu la gëmu la Sonko. Man mii la ko wax. Gëmuma Sonko. Xalaatuma ko sax. Yaa ngi dégg? Ma ñëw ci élection yi. Mu ne ma mënuma joxe consigne en faveur de personne parce que dama am ay nit mbokk ay nit fii am ay nit fii toujours dans sa stratégie de récolter de glaner des sous à gauche à droite pour survivre parce que le mec il est tellement paresseux qu'il veut pas se bouger les fesses. Il veut faire semblant de travailler, il va ramener des groupes de garçons aussi stupides que lui qui vont aller pensant que ils font quelque chose pour le Sénégal alors que le gars il fait du racket yalwaan fisabilillah fils lu waay mënte attan fisabilillah mais jusqu'à quand fisabilillah pour nettoyer des coins alors qu'il y a des gens des dignes citoyens nga foog ni Mbàkke ba ngay dem yow Mbàkke ba ngay dem naan da ngay defar yi mosquée xawma lan waa Mbàkke amuñu ku la gën ku la dakk nettoyer ku doomu Mbàkke bu mën a defal foofu soxlawuñu la yaay forcé comme na nga forcé bëgg a dem ci cimetière catholique yi ku ci nekk day jël tombu papam tombu yaayam da koy defar mu mel ni un joyau on n'a pas besoin d'état yow dirty ass ni nga ñu ne la ca xaj comme nañ la waxee ca xaj à Tivaouane comme nañ la waxee ca xaj partout où tu es allé jusqu'à présent ba ci kër Madické Niang nga topp ma may dem kër Madické Niang lambar yow man maa la soxla wala yaa ma soxla man je suis venu pour te voir 5 minutes ajuma li maa ngi lay ziyaare bu baax a baax 5 minutes parce que xam naa yow yaay kan pare naa ci yow j'ai fermé le dossier war nga xam ne ni ma waxee ak yow sax ba poste bi ma def ba ma ñëwee ak yow dama leen ne bon vent parce que doo ma nax man caga kenn du koo nax ñaari yoon nee nañu buñ la naxee benn yoon dañ la tooñ buñ la naxee ñaari yoon yaa tooñ sa bopp ba ma yegsee laa def poste clôturer le chapitre parce que foofu laa clôturer le chapitre ba ma ñëwee nanguma toog ak yow fenn waxuma la nañ dem restaurant waxuma la nañ toog fenn ma tàggu la ne maa ngi dem rendez-vous nga topp ma ak sa sac bu ndaw ak sa tubay bu tilim ak sa jak bu tilim ak sa kanam bu tilim ñëw incrusté wu dans mes activités loo doon yaakaar que man damay ñëw mag yoo xam naa dañuy sekk lent ma ñëw dem rendez-vous bi gis nga ñooñu nuñ la nuyoo ak fi ñu la teg du gis nga ko man dañ ma yëkkati ba ci kaw ku may nuyu day jóg taxaw nuyu ma ñaari loxo nga xam ne mag yow duñu benn te sénégalais xam nañ ko yow fooy jaar ba excellence tu as raté même les métiers les plus accessibles muy coxeur ba ngay loué maam Cheikhou moo ñu war a dimbale ñafaat sa xoon def la na mu la defewoon ba nga koy jaay doole maam Cheikhou ça te dit quelque chose waaye maam Cheikhou big up waaye big up maam Cheikhou dinaa leen poster vidéo maam Cheikh xam nga maam Cheikhou bu baax xam nga maam Cheikhou bu baax a baax maa ngi jégalu mais lii il faut ma def ko parce que fen yi man la allergique may leen ma de man comme une prof enseignante là dama def sama programme sama plan yow képp koo àndal sàcc nga ko képp koo àndal toroxal nga ko léegi yow nan ngay defaree Sénégal ci di toroxal doomu aadama ak di leen sàcc yow dangaa war a xas waa ñoom Macky Sall sàcc te yow ngay sàcc ay Macky Sall alalu askan lay sàcc yow ngay sàcc ay doomu aadama yoo xam ne tekkiwul amuñu dara ngay daj ay waxande ñoo xam ne dañ laa jël héberger la New York ñu dem liggéey nga toj seen waxande sàcc seen or daw ah yow sàcckat nga sàcc ba dem musée boo xam ne musée africain je vais vous dire le scandale xaaral ma wax leen scandale bi barke démb la ko wax maa sàcc reçu yi maa sàcc ba mu koy wax Ousmane donc koy naan Ousmane dafa rus ba maa sàcc reçu yi mais tu as fait un crime contre l'humanité parce que tu es ignorant parce que tu es un inculte et tu es tellement bête que tu n'as même pas compris reçu yooyu lan la signifier pour l'humanité reçu yooyu c'est comme yow tey nga ni dem naa sàcc chaîne yi nekk musée Gorée c'est l'équivalent du geste que tu as fait imbécile tu es parti c'est comme si
aussi benn kuy visiter musée Gorée chaîne yi ñu doon takk suñu maam yi mu nekk des symboles yoo xam ne dañ ko war a denc pour di rappeler le monde entier la forfaiture qui a été faite pour le peuple contre le peuple africain. Tu as fait quelque chose boo xam ne yow nga dem reçu yooyu ñu jaayee suñu maam danga ko fa waroon a gën a taf mu gën fa dëggal pour que doomu aadama bu ñëw xool reçu yooyu gën a xam lan la tubaab bi def suñu maam. yow nga am baadoo la lu ma la bëgg a wax xeeb ko nga am jikko baadoo la lilaar bi nga doon reçu yooyu nga sàcc leen et tu oses même t'asseoir ici et nous dire maa sàcc reçu yoo xam ne un musée qui montrait le tarif les reçus yi nga xam ne tubaab yi moom lañu doon jëndee suñu maam yi bu ñu yegsee New Orleans nga sàcc ko après nga toog naan maa sàcc reçu yi c'est comme si kenn demoon musée kii dem Gorée sàcc chaîne yi wala bagage yi nga xam ne dañ ko fa teg pour won sénégalais yi nii xoolal fi suñu maam yi jaar loolu nga def l'équivalent je te l'apprends ignare nulard crime bu grave nga def te crime boobu su ma amee jot dinaa ko reporter dinaa ko report parce que tu as fait un tort à l'ensemble de l'humanité dangaa tooñ humanité entière danga yàqal nit ku ñuul képp koo xam ne der bu ñuul la yow waratoo wax ci der bu ñuul waratoo wax ci histoire parce que tu as gâté benn legs boo xam ne ay nit dañoo góorgóorlu teg ko pour que nit ku ñuul fu mu ñëwee gis ay reçu ne suñu maam yi de nii lañ leen doon jaayee affaire boobu am lu mu def ci ñoom am lu mu dëgëral ci ñoom yow nga sàcc ko et yow yaay nekk tey nee nga yow yaay sauver le Sénégal abruti avec ta bande d'abrutis et de pétasses en rade de pétasses échouées qui se rassemblent dans des groupes pour organiser 2 malades mentaux, 2 détraqués pour qu'ils m'insultent. Et qu'est-ce que ça me fout que vous m'insultiez, que vous insultiez ma maman? Ma maman, tout le monde la respecte, tout le monde sait ce qu'elle vaut. Vous ne pouvez pas la dénigrer, vous ne pouvez pas me dénigrer. Et vous ne pouvez pas m'attendre. Nothing. Indomie. Xoolal defuma shit. werante bi Assane Diouf moo ko indi et je vous donne les preuves tout de suite dinaa leen jox les preuves may leen ma finir sama développement ma won leen les instruments de ces crimes actuels contre moi contre Dior contre toutes les personnes qui ont décidé de couper les ponts avec lui ñi décidé ni dootuñu ànd ak moom tey yëpp dafa décidé ni que dañuy génn réseaux sociaux yi dem leen je vous donne référence dem leen ci live bi mu ma defal le 28 juillet ba muy wax ni da ngay génn réseau yi waaye ka lay jox xaalis xam naa ne amoo xaalis bi fay xale yooyu te xale yooyu xam naa ne xaalis a nekk seen gannaaw kon de surtout Buur Sine kon jóg na lu bon Buur Sine jóg na lu tekkee di dara lu tekkee di jóg na lu amul benn njëriñ jóg na njool bu amul benn njëriñ jóg na njool bu salte jóg na njool bu amul benn compétence benn njëriñ pour société bi Buur Sine wala jóg bi yow bu dee am nga ay jung nga jóg jubal ko ci sa sët bii ndax tekkiwul dara ndax jóg nga lu salte lu bon lu yàq Sénégal arnaqueur ndax man mii daf ma arnaqué daf ma trompé parce que daf ma escroqué dugg sama live wax ma loo xam ne taxawul jiñ Macky Sall loo xam ne du loolu moo la Macky Sall responsabilité Macky Sall du loolu ñun ñëpp ñu topp ko ci déportation Macky déporté wu la États-Unis moo la déporté que ce soit clair 2 ans yii dafa nekk 2 ans wu sa symbole échec nga def 17 ans États-Unis munoo am kayit munoo wan américains yi lu tax ba ñu ne kii kat war nañ ko fi mun a bàyyi du ay doom yoo toppatoo du ay jabar yoo toppatoo jabar jigéen yi nga fi sekkal yëpp police ngeen mujjee kala jëloon lenkali la sax gis nga mooy jabaru rapport boobu gis nga fi nga mujjee ak moom ak li nga ma nettali ci moom mais que moom yoonum nekku ci duma ko ci waxal dara duma ko fi wax dara yow nee nga mbooloo laa doon wut ci yow demal nga laaj ñama xam avant yow te posté naa ko su ma duggoon live sama live man dama dem ba ñëpp jox ma clé seen page leeral te yaa tax ma xuloog ñoom jotewu ma woon ak ñoom avant ma xam la leeral.net pour may def live seen mur ok
Dakar Midi pour may def live seen mur defoon nañ ma admin su ma paree live Seneweb Sénégo leeral ñëpp jël sama live ba am na ay journalistes yu doon mer parce que ñooy def actualité te loolu defuma ko woon pour tout defuma ko woon pour mbooloo. La preuve à l'époque benn groupe WhatsApp bu ndaw laa amoon benn groupe WhatsApp bu ndaw yemale ko foofu ba ma gisee nga ñëw ne ma amoo say compte bloqué nañ ko sénégalais yi ñëw nga arnaqué ñu ma ne leen léegi naa leen boole ñu waxtaan xool nu ñu defee Sénégal xool nu ñu lay dimbalee. te la preuve su ma fa doon wut mbooloo damay toog def ni kooku noonu ngay tudd kooku noonu ngay wax moom dafa dugg ci samay groupe jël wut ay nit daal di créer association ci instant yi man sax ba tey créer gu ma association bien que tur bi dem na fu ne jubanti yaa ngi dégg yow sax mi mujjee génn kaso wut nga association ba taxaw pour te dire que mbooloo intéressé wu ma la nga doon wax yépp gëmoo ci dara parce que mën a ci nga nekk boo taxawee di wax man comme man may tey may wax naan vive FHG jomb naa taxaw naan vive FHG jomb naa ko rus naa ko man rus naa ko jëmm ji rus naa di wax vive Françoise Hélène Gueye non yee never mais yow looloo la tax a jóg du début ba tey mana bi nga doon wax lépp ci yow la ndax li la métti tey mooy Françoise Hélène Gueye wan na la gannaaw te xam nga la mu la doon indil amoo xam-xam amoo ku mën bind amoo ku mën a liggéeyal Sénégal donc sama gannaaw nga bootu woon yow lu boo tax nga ni jox naa lépp Françoise yaa ko fi waxte man demandé wu ma la ko la preuve man ci audio yi voilà audio yi dinaa ko teg man dama la ne soxlawuma dara lu Sénégal xolal bëgguma jiite dara wax naa la ko mais mosoo ko wax kenn ma ne la bëgguma jiite dara te ba ma la xamee dama la ne man lii yëpp dama ci bëgg a génn parce que li ma war a joxe naa ko yow ngay toog di duul naan waaw mbooloo ngay wut boobu mooy premier point ngay duul parce que yow ba ma lay partagé yow yaa ngi doon am ay live 3000 boo paree 3000 kese ngay am total vue total personnes connectées à te regarder yow Mangousse 3000 4000 te les preuves sont sur ton mur loolu tax ma débloqué la bu ma bloqué de bu dee ñeme nga ko rek ubbil man dinaa génnee comme na ma génnee yow preuve yi jox ko sa avocat parce que yow dama la waroon a bàyyi ñu tëj la à vie maa la génnee sa avocat maître Demba Ciré Bathily xam na li tax mu kontaan ci man te xaaral ma won ko sénégalais yi pour vous dire combien ce mec est ingrat maître de nu mu tudd Ciré Clédor Ly plutôt maa dem defal ko l'argumentaire pour prouver pour te sortir yow parce que mënu ko woon xamu ko amul ko mënoon a liggéeyal ma toog guddi lëmm 2 guddi defal liggéeyal la yow génnee say lien génnee affaire yi jox dugal numéro defal ko yónnee ko moom dafa kontaan comme xale bu ñu jox cadeau de Noël trop beau ñu yóbbu ko tribunal ñëpp di ma wooye fu nekk di wax li nga ko defal amul kenn ku la ko defal ci àddina parce que duma yow xoolal yow doo man doo ko mës a nekk xoolal même dans une autre vie boo deel si waatee surtout buur siin bi nga ne moom nga nekk dans une autre vie sax doo ma jege non mami c'est une question d'honneur le gars il ment trop il est trop fort en mensonge parce que c'est ça son métier toute sa vie c'est tout ce qu'il a su faire rangu mu foog ni patriotisme rangu day ñëw rangu jaar ci kaw nit ñi déedéet man maa am responsabilité puisque j'ai montré aux Sénégalais je l'ai introduit aux Sénégalais j'ai la responsabilité d'arrêter cette arnaque maa la may mbooloo képp kuy ànd ak yow tey maa tax si man la xamee boo munee prouver le contraire nga won ñu ko xam nga lan moo tax bañ la jàppee yow waaye bu leen ma woo sax may leen mooy parce que li may wax nii xamul leen ko xam naa ne li bëgg ngeen saaga Assane bëgg ngeen wax ci moom mais bàyyi leen man ma wax sénégalais yi lu xew kii il faut ma wax sénégalais yi mooy kan ba ñu la jàppee def nga fi 17 ans man ma def fi lii laa fi xeexal Assane te lii arnaque moomu tax ma xeexal ko te comme dafay jël ay page yoo xam ne dafay fay ñaari nit ñuy dugg ci ay néeg yu ñu may saaga toute la journée du matin au soir ma def appel à l'état nee leen bu fekkee ni yàlla nekk ci gannaaw lii ça doit s'arrêter parce que nekkuma ci lii dañ ma ci dugaloon
bu fekkee ne nekku leen ci gannaawam vous devez me donner prêter main forte qu'on arrête cette escroquerie et qu'on arrête ces détraqués parce que baaxul ci askanu Sénégal lii dafa war a arrêter. léegi nga ni yow dama doon wut mbooloo yow dangaa am mbooloo mais yow boo amoon mbooloo foog nga ni yow di nga toog di fundraising xoolal man soxlawuma fundraising li ma sa démb rek laa bëgg a dimbale nit ci saa si li ma soxla yegg na Sénégal ba ñu tëyal ma ko te xam nga looloo tax sa xol di dagg parce que t'es pas crédible. beneen affaire bi ma lay wax mooy mbooloo yow maa tax ñu xam la c'est pas l'inverse. am na ñoo xam ne nag yaa tax ñu xam ma parce que ba ma la mayee ba nga am buzz à travers ton buzz négatif d'ailleurs y a des gens qui m'ont connu à travers toi mais yow su neegu woon samay réseau kenn du la xam parce que 3000 4000 vues nga doon am ba may leen bu ma kenn woo 3000 4000 vues nga doon am ma partagé le premier jour nga yéeg 7000 ma partagé le deuxième jour nga yéeg ay 20000 ma lay partagé nga yegg ba ay di ba ngay am ay 5000 personnes connectées parce que ni ma lay partagé am na say nit yu ma topp pendant longtemps pour ma wax leen nan laa lay partagé mais loolu pour ma mën ko liggéey damay toog tout le live la preuve man doonu ma woon déglu say live day am musiba ñu woo ma wax ma ko parce que saaga yi mënu ma ko woon déglu te am na ñu ko bind say live ne la Françoise yow dooy seetaan saaga yi parce que c'est pas ma culture mais j'ai pensé un moment que tu étais sincère et que je te devais prêter main forte mais responsabilité boobu ma jëloon moo tax ma toogaat fii tey di wax Sénégalais yi l'arnaque que tu es l'escroquerie que tu es nee nga ñooñu di wax Sénégal rek ñoom Sénégal rek ñoom seen bopp rek yaa mën a duul man fonctionnaire hiérarchie A1 là te dama ko fa ba au nom du Sénégal yow mosoo tekki dara Sénégal su ma la nee Sénégal rek parce que dama mënoon a tekki Sénégal am lépp lu ma soxla Sénégal te du ma génn Sénégal yërmande doomu aadama ak bañ yenn di gis misère bu ma mënut a faj moo tax ma révolté contre l'administration moo tax ma toog fi tey bay wax ak ay mbojo yu mel ni yow ba tax ba ay ñu tekkiwul dara taxaw tey di mën a wax ak man parce que man j'étais pas accessible au Sénégal laajal ñi ma xam yow bu ma tase woon ak Sénégal 100 ans doo wax ak man bu nekkul woon réseaux sociaux 100 ans maa ngi yow doo mus a wax ak man parce que t'es pas on est dans deux mondes différents xam nga ko sax ba ma ñëwee ci yow nga gis ma ak ña la wër ak man xam nga ko xoolal ci photo yi rek xoolal nañ ma doon xoolee mel ni extraterrestre koy nax yow koy danga war a bàyyi naxaate bi yeewu leen Sénégalais yi wax na leen ko door marto la doxee patriotisme door marto moo tax ma bako moo tax ma bloqué ko moo tax mu mere ma moo tax mu taxaw saaga ma sosal ma te nee naa ko du doon man muy moom te bés bu ma demee ba bu toogoon nee naa la yow ba nga desee benn chihuahua ma nekk madame chihuahua yaa ngi dégg comme ça gel boobu muy nuyu ak chihuahua ma ni boo desoon yow ak chihuahua ci àddina si ma soxla góor ma dem ci nekk tudd ñu may ma chihuahua bi ma nekk madame chihuahua ok claro def naa loolu leer na wax naa la ko keroog waxoon naa la ko keroog ok léegi deuxième point bi donc mooy culte personnalité ma ni la man bu doon Sénégal bu du woon Sénégal rek kon doo ma xam doo wax ak man ak pire les ratés qui sont autour de toi parce que man je suis pas accessible et je suis très sélective man je suis très sélective pour nga nekk sama xarit bu beneen affaire la réseaux sociaux rek tax nit ma accessible nii ndax Sénégal mais man dans la vie réelle non bu sonn médiocre du ma jege mbala xanaa ñoo xam ne ay xale yu ma gis ci ñoom potentiel ma leen di aider pour ñu yéeg au sommet. Deuxième point Assane man musuma la solliciter Assane yaa ñëw bind ma inbox ay waay yàlla na ma yàlla dimbali di ndongoloo bi ubbeeku ma won leen di ndongoloo ay waay yàlla na ubbeeku waay waaw lan la def photo profil Chaysa dama ko jéppi ba def naa sama téléphone bi sax da koo jéppi dama ko sib anyway postel li ma waxanteeg yow ci di ndongoloo nga posté ko yaa ñëw ci man yaa ma jox sa numéro toog naa presque ay mois 6 mois di la door a woo
ba ma la wooye ne la léegi da ngay def live ma lay bàyyi ma lay partager parce que lii dama ci bëgg a génn nga ni ma déedéet da ngay live may live yaa ngi dégg boolewu ma la kenn yaa ñàkk fayda yaa ñàkk cokk yow pankal magum jëmb bu day ni yow ba say yow nga màgget ba say cokk màgg léegi yow nga ni man maa la boolee ak ay nit yow ban nit laa la booleel dama la wax yow ba dama la mënal dara yow sa yaay daf la mënal dara te bés bu ne nga toog live wax ni man kenn mënulu ma dara su ma doon déglu waxu doomu aadama kon du ma ñibbi Sénégal léegi nga ni man maa la booleeg nit ñi au moins booy xam nga fen nag dafa laaj intelligence fen sax dafa laaj intelligence moo tax yow boo fenee tey bu ñu toppee say fen mooy comme këru sëñ Touba yi rek juróom-ñaari këru sëñ Touba te muy ay taabalu marché yoo jël rek won ko Sénégalais yi yow ci taabalu marché yooyu ñu won la plan bi daal di la defal benn point fi sa taabal war a nekk nga koy wone naan yow say terrain wu sëñ Touba nga foog ni sëñ Touba noonu la tuutee ba ay taabalu marché nga koy fenal yow ku fenal sëñ Touba boo ma fenalee du ma saf yow du yaa ma ne woon naa bloqué sa waa kër yaa ma ne bloqué Ndeye Diouf bloqué Balla Diouf yaa ma ko wax bloqué Ndeye Diouf bloqué Balla bul wax ak Ndeye Diouf moom bul wax ak moom nga ni ma sa sœur bi nekk Touba moom nga doon yónnee xaalis pour mu tabaxal la mu jël sa xaalis dem tabax ci kër Touba yaa ma ko wax te lii su may wax yii tey mais loolu moo am xam nga lu tax Mactar jaay ko parce que dafa doon bëgg manger à tous les râteliers loolu moo am Mactar moo jël dossier am 5 dossiers am effectivement parce que Mactar au moins teel na koo découvrir man duma xaritu Mactar am na ak moom ay contentieux yu ñu war a régler qu'on réglera tôt ou tard devant la justice mais Mactar avait raison sur lui ki jarul woon nit di yàq temps. Je suis désolée mes amis maa ngi jégalu docteur gis naa sa message Françoise, tu es une grande personnalité très suivie et très respectée de grâce oublie Assane tu mérites mieux que de parler de cet énergumène su ma ubbee samay message da ngay jommi ci ñaata nit tamay ne bul wax Mactar avait raison sur le dossier Assane sauf que Mactar maag moom suñu contentieux da ko transféré ci dossier Assane et loolu c'était une erreur parce que gis nga àddina si fii Amérique nit ñi dañuy jotee ci orientation politique mais jarul ngeen di yegg ci yenn yu ñaaw yi parce que on est tous des Sénégalais Barack Obama moo kii il se piffe pas Trump bés bu nañu defante mais du ñuy yegg ci yenn niveau yi donc moo tax moom itam moo woon yegg ci yenn niveau yi di ma jiiñ ay yoo xam ne defuma ko man mi doog a yegg Sénégal Mactar li mu ko meree mooy li mu ma fenal parce que dafa ne daf ma doon may oto ma woon dem jëli oto bi Michigan ñëw ak moom ba Californie man damaa am permis de conduire bay dem Michigan di fa jëli oto yéen tamit yooyu moo tax ma mere woon ko ak yeneen xam naa ni xuloo la woon Sénégalais bu ñuy xuloo dañuy yàkkante der mais man yàquma deru kenn lu ma xamalul nit du ma ko wax léegi kooku mooy toog tey moom mu jéem a dóor Mactar ci suuf ma naan ko moytul Mactar parce que xam naa ni Mactar mere na ma pour mun ko yàkkal ndeke Mactar bu ko wooy mu wax ak Mactar Baba Aïdara bu ko wooy mu wax ak Baba Aïdara te bu ñëwee ci man won ma ni que ñooñu waxul ak ñoom santu leen dara donc coow li yëpp moom la coow li moom la ma dugal joo rapidement ma ñëwaat ci point yi su desee Assane ci àddina ma dem nekk nguur xoolal ma dem lii lan la ñuy def jigéen ma dem génnee samay ween dem ñu daggal ma ñu def ma sama taat ñu dagg ko mu nekk tàpparka dem wat sama bopp di nekk ndel fondron kese chaque jour bu nekkee moom rek a des góor ci àddina nee naa la ma nekk madame Chihuahua moo ma gënal yow man dinaa ko nopp mu topp ma fu ma dem mu dem fu ma dem mu topp ma dugg sama oto fatt ma wet mel ni tee ñu cokk vas-y sister maa ngi lay jox la parole di la nuyu di la jaajëfal bu baax a baax ma dellu si waat après ci développement yi maa ngi toog di saaga Françoise Hélène Gaye ndax lan rancune bi ma amoon ci moom te déggantewu ma ak moom. Assane Diouf moo doon xeex ma gis Assane Diouf YouTube
dugg ci xeexu Assane Diouf di commenter Assane Diouf ku dégg ba dégg di saaga dégg sama jëkkër ne ma génnal ci kii parce que kii du nit boo xam ne jar naa ko. di ko wan nit ñi di ko wan ne ñu ëllëg ci biir di ci gis loo neexul parce que li muy wax yëpp ay fen la. ñi ñu mën fen. ma dugg ci sa live di wax. non mosuma liggéey pale nag quand même mais ministère solidarité nationale ministère des sports mos naa nekk cabinet mais mosuma yeggaguma niveau boobu amaguma grade boobu dégg nga mais Sénégal yi man duul mais man liggéey pale sax su ma amee liggéey pale pourquoi pas kan moo ma fayal jàng. Ready, pairing successful. yaa ngi may dégg. waaw man kay dama la doon jéem a dugal ci haut-parleur bi comme ça mu leer nañ li ngay wax sénégalais yëpp dégg ko waaw. Ready, pairing successful. maa ngi koy def Fallou Mbodj yàlla na ma yàlla atteeg yow man bëgguma fenkat man doo tax du ma ci wax fenkat moom du ma wax sax lu bëri ci ay fenkat man damay préféré wax la ni bàyyi naa la ak yàlla parce que xam naa ne Dieu n'est pas injuste yaa ngi comprendre pale moom boo dugalee nga wax ma. xaaral système maa ngi lay moom laa nekk di kii nii. Ndeye Marie Ndiaye bu dee faux profil nga demal nga tëddi. waaw système waxal parce que affaire bi dafa mel ni kii woo. Assane Diouf moo ñëw moo tax ma xam la de ginnaaw yàlla Assane Diouf a tax ma xam la ndax bu nekk loolu xeex Assane Diouf duma la xam. waaye yow yaa tax ma dugg ci xeex bi. dëgg la. moo tax ma ne la danga may tooñ te sama 5 euros yi ma cotisé si Assane Diouf nag ma ko delloo. bu ma ko fayul yow delloo ma ko. ndax yaa taxoon ba ci dugg heure bi anniversaire bi mu doon def démb ñu naan anniversaire man maa dugg nga yeewu tëb ba léegi xaaju guddi toog di laaj ma dugg di xoo ba suba teel. ok. kon kii jàmm. Assane Diouf bu toogee nit ñi nag ñi ñuy déglu liy problème bi mooy. yéen du Sénégalais moo dul àtte dëgg xamul ki tooñ ñoom ci fayu la ñu xam parce que mënuñu toog Assane Diouf man dama ko bloqué woon partout ndax jour boobu toogee ma dem kër Reine Diop bi muy tagg tey Reine Diop di jaay ay t-shirt. da doon may am na fi dëgg la may ay t-shirt. ma ne ko t-shirt yi ngay may xanaa ne pour Assane Diouf la mu ne ma waaw ma ne ko au lieu nga koy may doo ko jaay loo ci am nga jox ko Assane Diouf mu ne ma waaw ma jël Assane Hélène. kuy lekk xaalis bi est-ce que tey di nga jaay t-shirt koo jaay t-shirt mu woo ko jour boobu laay soog a xamante ak sa bàllaa ko fekk mu woo ma tombé ma jëndoon ànd ak samay doom ak sama jëkkër di ko jaay la t-shirt. kuy jaay t-shirt est-ce que kon kuy lekk sa xaalis dina jaay nit ba pare woo la ne la diw laa jaay. t-shirt yi maa ko doon jaayee benn 20 euros ma jaayee ko 6 t-shirt Reine Diop woo Baroon. man woo ma ne ma Reine Diop bi lay woo nee na nga yónnee ko xaalisu t-shirt yi ma dem poste bi nekk suñu koñ mu tëj ma jël terrain dem poste bi nekk lu la daal yónnee ko t-shirt xaalisu t-shirt yi livré à Reine Diop la ma yónnee photo Baroon woo ma ne ma Reine Diop nee na jotul xaalis bi ma ne ko nekkoon ne waa poste nee nañu. t-shirt astafurlah kii rim bi ma yónnee baaxul. bu yónnee ma beneen rim ma yónnee ko 6 t-shirt yi ma ko jaayee kon kooku sax ci la. bon Assane dafa kay ma wax la sister tëddal nelaw Assane dafa tiit ba nga xam ni képp koo xam ni mës nga ko laajteel xaalis wëlbatiku na soupçonné la ba ci sëram parce que jàmbat na ba jàmbat bi ñëw ci man que Ndeye Diouf am na ñuy ñëw ci seet si yaayam te nit ñi dañuy ñëw jox yaayam dara te Ndeye Diouf du ko rendre compte ci ñaata lañ ko jox ak naka la utiliser xaalis bi benn muy Ndeye Diouf 2 Françoise Hélène Gaye mii nga xam ni dafa taxaw ci live chaque jour ne bu ma kenn yónnee centime koo xam ne da ngeen ko sosal ba di ko defaral di ko monteel ay vidéo porno pour wax sénégalais ni que moom bisexuel la di ko monteel ay vidéo di ko monteel ay waxtaan te mënu leen fexe ba génnee benn reçu boo leen di woon sénégalais yi ni que kii Françoise maa ko yónnee bii 50 centimes kese laa leen laaj 50 centimes boo xam ne da ngeen ko yónnee woon pour Assane Diouf te mu jaar sama loxo loolu rek laa leen laaj ci ba may toog fii di defal Assane fundraising ba muy dem Sénégal dama bëgg ngeen génn dugal ngeen poste reçu bi yow joor jiñ na la ko waaye ña nga xam ne joxewuñu 5 francs ba ci mooy kamuy tudd noonu sànq màggetu maire bi nekk Paris moom daf ma ne Françoise joxewuma 1 franc moom moo ma ne joor 5 dollars 5 euros la joxe yow man joxewuma dara. François
moom moo ma ne joxewul dërëm ci affaire u Assane. yi ma jox Assane je le regrette bu dem ba doon tey du lekk sama un centime yow ba leen ba leen jóg di wax waxu xaalis da nga mën a laajee ba ko laajee xaalisu Assane bi fu mu toll dalaa ne yónneewu ma la ko moom moo lekk xaalisu Assane loolu sama kanam te maa koy seede. dëgg la man maa koy seede nga woo ko moom mu ne woo na la jotu la xamuma yow yaa ne woo na man ne la xaaral ma woote leen def leen tuyoo da laa ko xaalisu Assane bi fu mu toll mu ne joxu la xaalisu Assane. waaw yow man dama ko woo man dinaa ko woo joo yow nga xam ni moment boobu yow léegi na la ni bàyyi naa ko man damay live mu dugg si sa live di compétir ak man moom moo jékki-jékki kay ñàkk jomam ñëw dugg fii nit ñi naan ma waaw jël ko mu bind ay one love nit ñi naan ma waaw jël ko sa frère la jël ko sa frère la baal ko mu dugg sama live di la fenal waxal joo waxal ñëpp a ngay dégg wallaahi wax ko ci kaw Madiaw Diop mais jigéen laa te samay doom duma leen bàyyil woy boo xam ni ay fen na ko lal moo tax may toog di leeral loolu tax joog di toog di leeral go ahead joog. parce que xam nga lu tax Hélène xam nga lu tax Assane à cause de Assane Diouf dañoo dugg ci xeex boo xam ne on a fait une grande erreur. mais bien sûr suñu ay dem YouTube je me le pardonnerai jamais. ci ay wax yu bon tey Assane Diouf moo mën a ngem ba ñaari ponkalu góor yu yor kooy ak xuur comme moom ñu ñuy saaga ku dégg ba cëg mais xale yu góor lan moo tax ñun bu ñu saagaa ngeen ne ñun dañoo vulgaire léegi Assane Diouf ñu muy yónni ñoo ñu vulgaire nañu léegi ñun ñooy jigéen ñu vulgaire bu ñu fayoo ngeen ne ñun waruñoo fay góor yi toog di saaga ngeen tan ay jigéen warul saaga bu ñu góor ñi di saaga ak duñu defal vidéo porno yéen fan ngeen nekkoon mais tey leen atte dëkk sénégalais moo nga noonu gis nga nit bu dee benn fan bu mu la defal lu baax sax santee ko te gërëmee ko yàlla Assane Diouf gi xas ñëpp Pape Gaye sa ndey moo mel noonu dégg nga fu muy clair. Assane Diouf ku mu xalab tey bu subaa dina la saaga ndax boo ko defalee tey bu subaa defaloo ko mu jël la teg la tege xool ko mu defalul mais Assane Diouf mooy kat ba kenn loolu Assane Diouf nag jaapa yaay man du ma la saaga ci live ndax xam nga ne chaque jour man live fi sa bul saaga man xam nga man saaga yi man wax naa la li ma gëm ci saaga laisse tomber benn laa koy defal te li ma koy wax moo raw saaga. doo kenn ba waruñu laa saaga yaa ci toog ne yaa ci xool kon boo yoree sa ku yow lay dikk mbëgg ba pare Assane Diouf man du ma la saaga ci live Hélène man bu ma la bëggee saaga damay toog jàkkaarloo ci yow live ba la saaga sa tey ba nga koy képp si te du ma la daw. wallaahi wallaahi gannaaw ñun dañuy ñaanaatu. wallaahi parce que bon yaa mën a tuur yow Hélène tax ñu xam la. dama faale ndeyam ndax ma mën a indil fenn nit. yow bu amoon nit dina ma topp di ma maral pour que ma wutal ko li mu fayee avocat bi ba ko Assane Diouf nangoowul ba ko Ousmane Tounkara nangoowul fayal avocat bi du man mii la woo depuis kaso bi ma ko xoolal ma koy sewal mu naan ma naan ko kookan la xam nga ma boo waxee ma xam mooy kan muy wax ma naan ko kookan la ba ma la waxee kookan la rek nga war a xam ni man pare naa ci yow naan ma it's me your brother Assane it's me your brother Assane ma ne ko waaw Assane na nga def mu ne waaw xam nga dama bëgg Ousmane Tounkara ngeen ni ko bu mu tudd sama tur association loolu muy def noonu 1 million marche man bu ma ci tudd bokkuma ci sama yoon nekku ci et cetera et cetera et cetera yooyu yëpp sax nagu ma ko woon wax. deuxièmement mu ne ma léegi avocat bi damaa bëgg nga jàpp ci yow ak sa gars yi nga xool woo tooguma fi sax di ko liveal di ko wutal xaalis sama ay nit samay xarit man waa jubbanti laa woo nee leen damaa bëgg suba fii ak samedi fii ak jeudi ngeen yónneel ku nekk na ma yónneel 50 000 francs Bouna Ndiaye et témoin ma ni Bouna Ndiaye jox leen Bouna Ndiaye 50 000 mu dem fayale Assane Diouf avocat te xoolal maa ngi ko sip moment boobu respecté tuma ko parce que xam naa ni baadoola la soxlaam rek lay jaaral yow woon nga wax sénégalais yi ni maa la fayal sa dernier avocat woon nga wax sénégalais yi maa bind lettre bi tax yow ñu mën la bàyyi woon nga ko wax que lettre boobu mu ngi ci sa dossier woon nga wax sénégalais yi ni que maa sama jëkkër moo dafa la bindal lettre endossé la fii États-Unis moo nekk ci sa dossier avocat fii yaa baadoo la
sama jëkkër xamu la mu jël responsabilité jël engagement pour protéger la lettre baa ngi si sa dossier avocat fii te texe ga yow na ko ñeneen yow nañ ko nga amati problème Sénégal nga fexe kenn faaleetu la te da nga ma waraat ma nga dellusiwaat ramper da nga je t'ai fait ramper parce que ba nga wootee rek ma ni la yaay kookan la c'était pour que nga humilier sa bopp nga ni man la sa Rose Assani ma ne lan la na nga def kii waaw dama bëgg waaw nga yàq Ousmane Tounkara ba sa xol sedd après nga ne waaw avocat bi waaw ma waa you know ni muy waxee noonu nga bëgg nga kii nga xool nan ngay fay nga fayal pour avocat bi noonu laa la fayalee sa avocat te waxoo ko kenn sa deuxième avocat sa premier avocat maa fi toog ba sama dënn bi rëcc fayal la avocat xaalis ba ñee récupéré kooku bëgguma sax wax turam ndax dëmm la xoolal xaalis ba mu récupéré yépp sama gémmiñ bi sama barke la jaar ñu fayal la avocat fayal ci sa jabar amul sax lu muy jëndee billet d'avion bu mu ñëwee Sénégal ci xaalis boobu lañ ko jëndalee billet mu ñëw Sénégal yaa ngi dégg ok yow ma yaakaar ni sax boo yeggee Sénégal di nga xaw a nekk nit ma ni la bàyyil saaga yi saaga nga léegi ba nit ñi xam la léegi demal nga toog ak Pape Alé ñoom loolu dama koy wax tey mu de ñu Pape Alé ne bu la dégloo bu ma dégloo dinaa ko aider Cheikh Alassane Sène Pa Assane Seck pour ñu defal le plan de communication nga defaraat sa image nga toog ñetti semaine wax a toog man ba kooku noonu dama ba nekk New York noonu mu mel kenn xamal ni bun fokkin moom laa woo ne ko kii lan la déggatuma ko mu ne waaw dafa ne danga ko ne demal nga sol yére demal solu nga toog ci plateau yi te moom li mu nekk moom du ci changer dara du ci changer dara nga continuer saaga man moment boobu xam nga bàyyi woon nga ma après si joor nga doon ànd léegi lan moo tax nga dellusiwaat dugg sama live di neexal di yàq deru joor di yàq deru ki ngay tagg tey Paris kooku lan nga ko waxul mais loolu dinaa ci ñëw beneen live lan nga waxul yow amul koo waxal lu rafet man gisuma koo waxal lu rafet te man nee nga man ma jow xam nga delloo la parole après ma ñëwaat. ok man Assane Diouf mënul yàq sama te xam nga lu tax parce que man du ma jigéen yi daw si ginnaaw man bu ma bëggee déggal ndeyam damay toog déggal ndeyam en public xam nga ne jigéen boo xam ne dafa ñàkk fayda ci yow du toog di la xool ndax am na lu muy sóoraale suba man Assane Diouf moo daan ñëw ci man naan ma Françoise Hélène lii ak lii ak lii ak lii te heure bu ma toogee ci laa dama koy répété man bu ma sosal Assane Diouf ndax jaww ko gis nga kii li nit ñi di wax dëgg la toog di ko tontu sax da ngay xase sa bopp parce que nekk na doomeeraam ba pare te kenn mënu ko changé. man de mais tontu benn yoon comme li may wax Sénégal yi bàyyi nañ ci gis. non Mohamed wax nga dëgg. di ci tooñ. merci beaucoup Sister Dior. yaay la man yaay laa jigéen laa muy jigéen dañu yor suñu doom yor suñu jëkkër Assane Diouf mënul toog nekk benn góor bu lekk nañ ñu biir Sénégal war a liggéey war a dem pousser le puits pour jéem a ut leen na nekk di ket si jeunesse diaspora bi bëgg di yàq suñu jaay ñu mënul nekk man dama ñëpp ne damaa vulgaire amul problème lu ma waay xas lu ma waay saaga sakku ma nee naa leen man bu sama yaay ak sama jëkkër ji lu ma waay wax li jëntiw ko waa man lay def. En tout cas li ma la mën a wax rek mooy du courage on a fait une erreur qu'on a payé très cher maag yow yëpp erreur bi man délit de patriotisme la parce que damaa bëgg Sénégal ba boobu nit wonee ni que dañ ko jàpp ndax Sénégal man tout de suite je me sentais le devoir de l'aider et c'était une arnaque le gars man boobu fekk maa ngi doog a yegg si Amérique presque xamuma dara ci loi yi boobu fekk man maa ngi nekk ci processus dafa sama green card xaw ma nu muy demee ci gannaaw gi suñuy noon ay waa Sénégal de la vérité sax ñoo tax ma am soupçon parce que Seydina Seck ba ma expliqué après ma naan ko kon kër yi ay fen la moment boobu man je me disais mais c'est pas possible lii nan la ko nit di sañee nan la nit di sañee def loolu jow léegi man mi gën a toog di saaga Assane xool naa ma xool ne mais kii da koo jarul xam nga lu tax parce que dafa dem ba ñàkk crédibilité la bëgg laa wàcceeloo sa personnalité buñ ko nangooti dëgg la nit ñi bu yónnee ñu ñuy saaga xam nga lu tax parce que xam na ne yow da ngay liggéey te moom liggéeyul day wayaan day xam na ne yow da nga jóg pour liggéeyal Sénégal heure bii nag li mu bëgg di def mooy moom bu pertee bëgg a yónnee ay éléments ñu ñuy saaga ñu ñuy génn effectivement dama bëgg nag picc mu lakkum tat day wut morom question de dara bu ma nee Assane Diouf dootuma la saaga du tàppet man chaque jour ma ni la ñii nañ leen ignorer te def suñu liggéey tontu par les actions sur le terrain xam nga Assane Diouf nit ñi lan lañ xam Assane Diouf wax naa la ko Assane Diouf ba mu génnee kaso
man ñii yëngaluñu ma. moom ma njëkk woo ne ma est-ce que yëg nga ne sa frère génn na kaso ma ne ko yëguma ko te yëg naa ko Sali Diop woowaat ne ma Diop Assane nee na dalaa bëgg a wax ak yow ma ne ko man bëggatuma dugg lépp loo xam ne nekk na ci Assane Diouf mu Sali Diop wax a wax ba ma débloqué Assane Diouf ne ma expliqué ma seen problème ay ba ngeen demee ca benn Madické Niang ak Touba patati te li ma wax yëpp dëgg ay buur la par rapport ak yow li ma wax. laa ilaa sama oto de la lang sama téléphone damaa bëgg pas doole nag. François Hélène Gueye wax li ma la war a wax Assane Diouf xam ne Diop yi nekkatul ci yooyu moo tax mu may attaqué te man bu ma attaqué man Assane Diouf boo ma xëyalee ba xorom ma xëy suukar la ba nga sos tàpp ndax suukar gën a neex xorom. ok en tout cas merci beaucoup sister merci beaucoup maa ngi lay encouragé yàlla dinañu baal maa ngi ci sa ginnaaw. yàlla dinañu baal erreur boobu te yàlla dinañu jàppale parce que def lu baax rek moo ñu tax a jóg. maa ngi lay remercier maa ngi lay remercier bu baax di wax ni Sénégal na ngeen di li ko Dior waxee rek Dior man maa ngi door am occasion di wax ak Dior parce que Dior dès le départ dama ko jël uuf ko comme rek ñu jaxase mag moom tey nag la ñu ma doon wax ci Dior yëpp man du loolu laa gis wax dëgg yàlla parce que maa ngi wax ak moom te avant dama ko bloqué woon bëggatuma woon wax ak moom sama sœur bi maa ngi lay nuyu yaa ngi doon dugg wax nga ma ba tàyyi yuuxu nga ma mere nga ma bàyyil kii loo gis ci kii yow intellectuel bu doy ni yow kii looy wax ak moom li nga ma doon wax yëpp seen ak yéen ñëpp seen ak dal na ma ndax kooku noonu Mangous nee naa leen arnaque bi nga xam ni moom la teg piège bi mu def ñu tëye ko ci mu xaar ba dugg ci kaso bi woowul xaritam yi muy wax lu tax woowoo Sali Diop te nga sëkk ak moom li nga sëkk ak moom nii lu tax woowoo Ousmane Tounkara te nga sëkk ak moom li nga sëkk nii boo mënul wax ak Ousmane nga wax ak jabaru Ousmane c'est pas parce que Ousmane a ngi ci kaso bi que mënoo ko wax ak moom parce que ñaari ñi nekk ci kaso war nañu mën a waxtaan lu tax woowoo Ousmane Tounkara lu tax woowoo Coxo lu tax woowoo Khadim Kassé lu tax woowoo waa Kër Malika man Françoise Hélène nga woo te xam ne ba nga may xam 15 jours nga ma xam 15 jours 10 non 1 mois parce que 17 juillet laa la xam le 17 août nga woo ma ne ma duggal live jàpp Macky Sall gars yi jàpp nañ ma ti fen naan dañoo bloqué say compte xanaa yow compte yi Amérique léegi day sàcc compte say compte lan moo tax ba tey ji mënoo jël say compte ñu débloqué ko nga dund ci plutôt que nga bëgg ma taxaw fii di la raquetal la diaspora non diaspora bi dama sëkk ak ñoom contrat wu ngor contrat wu dëgg yow xamoo luy dëgg sax bay mën a dëggal sa bopp parce que dëgg dafa xëy nga gontu yow donc sa lépp feeg yow marchandise chinois sax moo lépp valeur xoolal fi nga ma yóbbu tey man à quoi je suis rabaissée aujourd'hui ndax yow jël nekk ci kaso xam nga ni ku am xol ku ne surtout ku bëgg Sénégal boo nekkee ci kaso woo ko nekk dugal ma wax ak sénégalais yi mais man damay dugg parce que xamuma sax ku ñu tëj man musuma xam ku ñuy tëj xamuma ku nekk kaso di ma woo yow ci yow ma dugg nga arnaqué monde entier arnaqué Sénégal yëpp ma toog man tam boo ma xoolee live boobu dinaa ko génnee maa moom live yooyu dinaa ko génne maa ko tëj ndax jëppi la live ya ma la defal yëpp dama ko tëj ndax sib la li nga yëfu golo yi nga ma defloo moo tax ma tëj live yooyu mais dinaa ko génnee pour nit ñi xool li ma daj ci yow saaga yiñ ma saaga ak yeneen saaga yi nga xam ni tu m'as poussé à me rabaisser à des choses que je connais pas juste parce que j'aime le Sénégal et je voulais aider un Sénégalais qui m'a fait comprendre que l'État venait de l'arrêter et tu m'as servi un tas de mensonges xaw ma woon doole bi sama live am je n'avais pas mesuré ma capacité à atteindre les Sénégalais et c'est yow war nga xam ni ba ma la bàyyee gis nga li wàññeeku ci yow nga naan yow yaa man may wut mbooloo ci yow xoolal léegi nee naa la les zoo ñooy ëpp ñuy ñëw di seetaan que librairie fa ñuy jëlee xam-xam mais yow boo xoolee ni nga tolloon avant ma lay bàyyi nga xam ne am na lu bëri lu wàññeeku ci yow c'est pas parce que tu es au Sénégal ndax ñooñu ngay tudd ñooñu Sénégal lañ nekk te nit ñaa ngi leen respecté ba tey mais yow ñëpp tout le monde s'est rendu compte de la supercherie arnaqueur nga escroc nga amoo valeur amul benn valeur principe boo xam ni moral yaa ngi koy suivre
da ngay sàcc da ngay njaaloo dangaa ëmbal nee nga mënoo nekk imam dangaa yaafuus nanga woo liggéey fonkoo sa yaay fonkoo say sœur fonkoo sa mag bu góor bi nga xam ni nee nga ma moo remplacé woon sa baay yow léegi ban sénégalais ngay fonk bay liggéeyal Sénégal non bàyyi leen ma je vais aller jusqu'au bout tey ak beneen chaque jour saa yu génne waxoon naa ko keroog te nee naa la seen sa caga yu ndaw yooyu benn par benn dinaa leen toogal surtout ka nekk Allemagne nag te moom sama xeex ak moom damay déplacé wu ba Allemagne yéeg guntaag wax dossier tegal ko mbala ma dem ambassade du Sénégal direct boobu foofu lay gën a gaawee parce que c'est une imbécile une vaurien comme yow de toute façon vaurien rek moo mën a ànd ak yow lu yàgg te tu ne nous pardonnes pas d'avoir lâché prise parce que dañ la comprendre man du ma léegi su ma meloon ni yow léegi nag la ma sénégalais yi waroon a mere ba ma ñëwee ba xam ta réalité ba pare ma continuer ànd ak yow mais man dama xam ni ba ma xamee arnaque bi dama la bàyyi bind sama mur ne la bon vent photo yooyu ba ma jógee Sénégal postel la photo yi ne la bon vent c'était Schluss damit li ko allemand di waxee Schluss damit mais nga di yow kenn du la bàyyi yow yaay kan loo tekki yow man may bàyyi ay nit ñu tekki dara ñu